mbokk yi sant nañu leen gërëm leen bu baax bisimilah ci xibaaru marax yi la ci gën a fës bokk na ci wàllum politique secrétaire exécutif bu APR nag daal dina dàq Moustapha Diakhaté li ñu gis nag mooy li muy génn kàddu yi muy yëkkati waroowul ak li nga xamante ne ci leen tënku moom Moustapha Diakhaté di leen tontu nag ne boobu lépp commission ay waxu nax saxand ak képp la ñuy wax moom li ko ñor jamono ji mooy taxawal li ñuy dippee Manko Taxawu APR. ca Ndar géej nag étudiants yi dañoo daal di mer ba futtu génn ci mbedd yi li ñu bëgg nag mooy ñu xoolaat seen dëkkin waaye seen jàngin la ñu fay dund ñu ne nag doy na sëkk moo taxoon nag dem géej gi taggatéeme woon gannaaw ba ñu génnee di wane li leen métti. teggi daan yi yoon amal ci jaayum drogue wala sax sinébar di yamba nekk gis-gis boo xamante ne askan wi dañu cee waroo ñenn ñi nag gis ne loolee lu mën a nekk la ñenn ñi ci des ne loolee waruñu koo amal ci réewum Sénégal ak lu mu ci munti doon gees bu na jàpp nag ne yamba wala sinébar lamul benn njëriñ ci askan wi rawatina ci ndaw ñi. mbokk yi ponk yi loolu la bu ngeen taxiloo ñu daal di koy faram-fàccee. mbokk yi bisimila ci xibaar yi na ko junjee la ñu koy daal di door rek wàllum politique Moustapha Diakhaté secrétariat exécutif bu APR nag daal nañ koy dàq ci seen parti li ñu gis nag mooy kàddu yu bëri yi muy yëkkati waroowul ak li nga xamante ne ci la ñu tënku looloo tax nag ñu daal di koy biral ci ab bataaxal ne moom Moustapha Diakhaté moom moo bokkatul ci seen parti mu cay andi tontu nag moom Moustapha Diakhaté ne boobu lépp commission yëngalu ko yaramam ndax waxi ndax sax nag képp la ñu daal di teg li ko ñor jamono ji mooy taxawal li ñuy dippee Manko Taxawu APR moo tax nag mu daal di joxe dig daje alxames ak jàmm ñu déglu ko ci jokkoo mag mi gi ma xam Njaay. ay mag ñuy fo lañ maanaam man nag aw ma jotug di tontu mag muy fo aw ma jotug di tontu mag muy tooñ man li nga xam ne moom laa am muy sama jot fii ni mooy lii ma sumb mooy taxawal kuréel goo xam ne la ko tax a jóg mooy maanaam joyanti Alliance pour la République taxawalaat ko ba mu nekk li parti war a doon. loolu laa tal loolu nag ci biir loolu alxames yi ñu jëm dina am yeneen information yu ma ci génne jëmale ko ci militants yi ak waa Sénégal bu soobee yàlla. ñu wax ci wàllum yoon àtte ba nag daal di nay leer kii di Samba Sow daal di nañ koy daan ay ati kaso maanaam giru dundam liggéey lu mu sañu tabañ moom nag mu war a fay lu tollook ñaari téeméeri million njabootu kii di Fatoumata Makhtar Ndiaye nekkoon juróomeelu vice présidente bu conseil économique social ak environnemental waaye doomam bu góor ba nag mu war koo fay téeméer ak juróom fukk ci ay millions. ñu desene ba tey ci wàllum yoon bi la yoon àddu ci mbiru Guy Marius Sagna kañ ñu tegoon loxo ñeneen ña nag jot nañ leen a bàyyi waaye Guy Marius Sagna moom day daal di desandi ca kaso ba bokk na ci ñàkk kii di Fallou Galass Seck ak Ousmane Sarr ñoom ñoo nekkoon Ndungu Sine ak kii di Guy Marius Sagna ca jamono ja nga xamante ne ñu nga doon amal ab doxub ñaxtu ñeel yaa njokkuteef ñeen jógum courant bi moom Guy Marius Sagna nag ci fàttali moo demoon ba ca palais ba jël ca grille daal di tey jàpp looloo war sax ñu ne tey jilee amum pëndee gis ndiku jotu koo am ñu déglu ci maître Moussa Sarr nag mu ne xeex bi du ko bàyyeegum. waaw dogal bi li mu doon moo di ne bàyyi nañ négandeku Fallou Galass Seck bàyyi nañ négandeku Ousmane Sarr gii moom dafay des ci kaso bi dafay desandi muy dogal bu ñu xaw a bett ci li jëm ci gi pour yeneen ñaar yi nag am nañ ci contentement waaye ak lu mu ci mënti doon ñi ñu bàyyee ñi ñu bàyyiwul yëpp ñu ngi sant yàlla di continuer bëre bi di ko wëyal pour que Guy Marius Sagna mën a fekk ay ñoñam. gis nañ si mooy mu am liberté provisoire. gis nañ si njëlbeen bëri woon nañu mais ba tey jii Guy Marius Sagna képp moom moo des si kaso bi lu nu mel yow noo ko gisee. waaw am nañ ci mbetteel parce que dama la ne ci droit tey charte yi nga xam ne moom la yoon tëral yëpp Guy matale na ko pour mën a ñibbi. ci mbiru bàyyi na gëndeku donc buñ ko bàyyiwul d'accord ñu ci dogal boobu lu ñu bett lay tamit moo tax ma ne dañuy wéyal bëri bi ba bañ koy bàyyi moom itamit ndax matale na charte yëpp pour mën a ñibbi ci këram bàyyi na gëndeku. ñu wax ci leneen ñeel ñaaw yamba mbek sinébar bi ci réew mi gis nañ ne nag ay bés bu nekk police wala douane wala sax gendarmerie daal di teg loxo quantité sinébar bu bëri loolu waral nag askan wi daal di àddu ci mbir mi ak xalaat bi jib ne dañoo war a teggi daan yi nga xamante ne dañu ko teg ci les samba boy ku ci nekk nag na nga ko gisee waaye lépp ci askan wi gis ne loolee mënta nekk ndax sinébar bi lu muy jëriñ ci askan wi bëriwul waaye nag des laaj naka lay ñuy def ba mu dugg ci biim réew Mame Abdou Guèye Kassé. lim bu jéggi dayoo ci sinébar
bu ñu teg loxo ci at mi ñu génn moo ngi wéyandi ci atum 2020 bi ci altine bii rek lu ëpp benn tonne ci chanvre indien ñii di élément yu commissariat central bu Mbour daal nañ ci teg loxo sénégalais yu bëri nag ñoo ngi naqarlu li ni mel comme chauffeur bii moom nag circulation wu drogue bi ci réew mi doon na li nga xam ne lu ko jaaxal la. mais drogue bi fan lay jaar ba dugg si fii nii man loolu mooy sama question boo xam te ne bu may posé à chaque fois donc dañu war a xool daal naka la ñuy xoolee daal naka la ñuy si suñu frontières yi ba xam ne que jëm a xam drogue bi fan lay bàyyeekoo ba dugg si fii ñu jëm a tëj loolu parce que loolu vraiment arrangé wul jeunesse sénégalaise bi. saisie bu mujj bi moo ngi am si jamono bi nga xam ne rek débat bi ñeel dépénalisation cannabis maanaam daganal lii di yamba moo ngi ci gémmiñ yëpp sunu interlocuteur bi nag àndu si ndaxte jàpp na ni li ni mel du def lu dul yokk mbir yi. loolu moom vraiment man ànduma ci parce que loolu boo ko bàyyee mu law rek mooy maanaam am na ñoo xam ne dañuy sànku parce que dafa am lépp loo gis dañ koy teg ci yoon waaw ñu xool ndax yoon bi méngoo na ak fu mu toll ak suñu dëkk ak suñu société bi nu ñuy doxee ñun Sénégal maanaam jeune sénégalais yi parce que tey sénégalais tey boo ko ne lekkal tuuti rek moom day gis mu lekk lu ëpp donc nañu xool daal naka lañ koy kiyee daal naka lañ koy saafare daal vraiment man ànduma ci. sëñ bi ñu fekk ci corniche ouest bi muy féexlu moom docteur la en pharmacie moom nag jàpp na ni ngir xeex li nga xam ne rek mooy phénomène sinébar yi faaw rek ñu jéem a xool fan la sokkee ko. dama jàpp ni lii dafa nekk situation bu nga xamante ne dafa commencé jéggi dayoo tuuti dans la mesure amoon na quelque temps ay drogue yu ñu saisir yu ñu jàpp yooyu daa ko woon dégg pratiquement Sénégal léegi moom dafa bëri ba jéggi dayoo loolu nag war nañ indi tiitaange dans la mesure drogue bi ñu gën a bëri jeunes yi ñoo koy utiliser et gis nga ne aussi tamit lu ciy topp mooy yenn maladie chichique yu bëri yu ñuy gis ci biir dëkk bi temps yi. moom nag ànd na suñu dépénaliser li nga xam ne rek mooy cannabis wante nag jàpp na ni faaw ñu jël yenn matukaay yi. contre ma trop pour dépénaliser cannabis bi mais seulement que ni dafa war am ay mesures d'encadrement c'est-à-dire que ni foog ñu former ay professionnels aussi wut ay structures yoo xam te ne c'est approprié pour ñu mën a en fait légaliser mën a distribuer boobu cannabis quand même ci biir dëkk bi. novembre 2019 li mu drogue yi nga xam ne rek dañ see teg loxo moo ngi tolloon ci juróom-ñaar ñu xayma ko ci 2,4 tonnes ci diggante ñaar fukk ak juróomi fan ci weerum juin jàpp benn fan ci weeru juillet lu toll ci benn tonne fanweer ak juróom-ñetti kilogramme cocaïne daan nañ koy jàpp ca port autonome bu Dakar mu bàyyeekoo ca Amérique du Sud. saisie yu am sa Nianing ca Thiès ak ca Moussala ca Kédougou daal nañuy yokku ci liste bile. tey jii nag ñu bëri ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllum sinébar jàpp nañ ni Sénégal ab plaque tournante la bu traficu drogue bi. maam Abdou Gueye Kassé ñu wutali ca Ndar géej wax ci njàng mekk njàngale mi étudiants yu nekkee ci université Gaston Berger ñu xëyoon nag daal di dakkal lépp lu dem te wàllum dem dikk gi ca RN2 la ñuy métti lu nag mooy nañuy jàngee ci anam wu jaari loon waaye it dëkkin gi naka noonu la ñu bëgg nag mooy nguur gi gën leen a gestu waaye teg leen ci bërëb yoo xamante ne bu ñu fa nekkee daañu mën a jàng ak xel mu dal waaye it tëdd nelaw ba mën a yandoor moom xaalis ñaan ndongo yi nekk ci daara ju mag jiñ dippee Gaston Berger nekk ci Ndar tey ji wàccaat nañ ci tali bi ngir yëglu ngir autorité yi nag mën a saafara seeni jafe-jafe yi ñu tënk ci seen plateforme revendicative jafe-jafe yooyu ñoo di d'abord concernant l'hébergement tey université Gaston Berger de Saint-Louis amatul li ñuy woowee salle d'étude yi ci la étudiants yi doon dem di réviser université Gaston Berger de Saint-Louis tey amatul débras yi ci lañ doon denc brouette yi bale yi nga xam ne moom la agent yi doon utiliser pour nettoyer li nga xam ne moom moo di université bi tey ñenn ci suñuy naataango étudiants mënuñ nekk ci université bi sànnaar lañ dëkk chaque jour ñu dégg ni ñoo ngi leen di agressé ak ñoo ngi leen di violenté ci mbedd yi ndax amuñ benn yoon fu ñu dëkk fii nga xam ni ci moom moo di ci biir campus social bi leneen li nga xam ne moom moo di assainissement bi daaw comme ni ko sama naataangee waxee woon mu taxoon bañ dàq fi 4 ci suñu naataango délégué autorité bi jëloon engagement dina ci verser 600 millions de francs CFA pour que ay conduite ak ay regards yu bees dinañ ko defar de sorte que problème assainissement bi nga xam ne xam nañ ko ci université bi dootul amaat depuis lors que ñu verser 600 millions yooyu noonu ba tey autorité yaa ngi nelaw gisuñ benn yoon ñu def benn jéego jamono yi nii bu tey boo demoon fii nga xam ne moom mooy Tour de l'Oeuf moo di benn lieu bu symbolique boo xam ne moom ci biir université ak bi nga xam ne moom moo di buntu village de ndox usé yaa ngi foofu noonu di déversé wu. lu tolloog genn wàllu waxtu ak lu topp gannaaw ba ñu dakkalee dem beeg dikk bi jàkkaarloo nañu ak way taskatu xibaar yi laataa ñuy delluwaat ci biir campus social bi. ñi la ñoom toogaayu ñoxtu la ñu amaloon la ñuy sàkku mooy ñu jox leen seen i lijaasa mu nekk ndongo yu UGB science appliquée ak technologie ñu déglu ci ki yoroon seen kàddu di Amadou Ndiaye.
dafa am sunu ay camarades étudiants yoo xamante ni dañu jàng année bi ba mu jeex def nañ seen ay examen def nañ seen ay devoir ñu pare ñu délibéré leen jury bi leen war a délibéré leen wax ni étudiants yi kat diplôme bi doon wut si seen bi diplôme bu njëkk bi doon wut si université bi am nañ ko muy diplôme licence dem nañ seen kër feetoo nañ licence boobu ak seen ay parents ak seen ay famille ñu ñibbi si pour jël seen attestation bi wane ne ñoom am nañ licence bi administration bi bañ ni du leen jox attestation yi te ba fii ñuy waxee ñu yéen teguñu fenn ñàkk jox attestation boobu si ay loo xamante ni lu tegu la ak loo xamante ni lu légal la déjà am nañ problème yu bëri parce que seen carte étudiant yu ñu yor instant bii nii ay carte étudiant yoo xamante ne 2017 2018 année universitaire boobu la considéré donc pour ñu dugg si biir réseau yi problème yu bëri la ñuy am même seen biir chambre yi instant bii ma waxee yéen suñu inscrireul d'ici quelques jours seen chambre yooyu dañ koy perte. ñu dellu si ci Dakar wax ci wàllum dëkkuwaay ak selewe yoon yi nga xamante nañu ko taaral ba mu yàññ loolee askan wi nag gis ne lépp ku nekk ci war a dugal sa loxo moo tax nag yu ci bëri duñu gis ne toppatoo ga ca war da ci am ñu dippee ko suivi foofu rek ñu gën a xoolaat yorin wi reportage Boubacar Dieng si di ña rond-point Samaka Wakam. daamaari di daw ndànk fii ci rond-point Cheikh Béthio nekk ci route de Wakam bërëb bile ñu jëmbat ci ay fleur ngir mu amaat taaram bi mu amoon liile doon loo xam ne Doudou Ndiaye mu ngi koy rafetlu waaye lenn rek lay ñaawlu mooy ñàkk suivi bi ciy am. rond-point yi moom initiative bu baax la moom ci état bi parce que ça day bokk ci cadre embellissement dëkk bi te en plus sax même ñi nekk tugal sa ci réewum tugal yi suñ fi ñëwee da nga naan dëkk bi de. loolu dëkk bi rafet na am na propreté les gens sont propres mais lenn rek mooy problème bi parce que suivi moo dul am des fois état bi dina def ay projets yu bëri mais suivi bi mooy problème bi la plupart parce que léegi yenn saa yi moom comme fii nii amoon na rond-point bi fi amoon mais la plupart ay herbe la mujjee. beneen rond-point di bu Sam file liggéeykat yi nekk ci defaraat gi waaye ki nga xam ne di bokk mooy Malick Ndiaye xelam dalul ci toppatoo gi ci war a am. le problème a nekk gis nga gars yi dañ fi doon tuur ndox da ngay romb nit nga gis nit magam jëmm taxaw di tuur ndox da ngay wax ak moom sax lim lay tontu mooy njëkk a ñàkk kersa mooy njëkk a ñàkk yar suivi bi doo ko si mës a gis. ci gis-gisu Doudou Ndiaye moom mi lee jàpp na ni nekkul ni rek municipalité yi ñoo war a def li nga xam ne mooy suivi bi. askan bi aussi war nañ fekkee mën nañ si indi seen doole pour affaire yi gën a rafet aussi ci lañ bokk. rond-point Sam ak rond-point route de Wakam nekk ñaar ci bërëb yu bari yoo xam ne defaraat nañ leen fi mu toll waaye li yëpp ci askan wi jàpp nañu ni ñëpp ñoo ci war a dugal seen loxo ndaxte bërëb yu ni mel dafay gën a taaral Ndakaaru. ñu wax ci wàllum koom ak budget programme di koppar yi nga xamante ne moom lañu war a jëfandikoo ci atum 2020 ngir doxal réew mi ci noonu nag ñu doon amal lépp lël woo xamante ne daañ ci waxtaanee ñaari ponk benn ba ca njëkk mooy fexe ba programme bu ci nekk ñu jël ab budget di koppar ba nga xamante ne moo koy doxal beneen bi nag ñu daal di déconcentré li ñu dippee ordonnance boobu lépp lël nag jëriñ gi ñu dénk wàllum koppar gi moom moo ko jiite woon ci noonu amal ab nab xayma ci koppar yi ñuy jëfandikoo ci atum 2019 Moustapha Gabar Diop. ci atum 2019 bile suñu xoolee budget Sénégal exécution bi toll na ci 98%. ci 2020 bile nag nguur gi li mu bëgg mooy matal 100% yile loolu waral ñu taxawal ab budget programme. ministre des finances ñu nekkutul arbitre rek ci loolu dañuy donc partager responsabilité yi c'est vrai que dinañu continuer ñun di xool niveau budget bi naka la doxee parce que simplement aussi. budget bi du benn ministre rek moo ko war a bu moom mais budget bi nga xam ne présidence am na ci wàll yeneen institution yi nga xam ne nekkuñu sax ci gouvernement am nañu ci wàll yeneen ministères yi aussi am nañu ci wàll il faut donc ñu xool équilibre général bi nu muy doxee dëgg-dëgg pour mun a doxal programme yi ministres yi ñoom ci seen bokk ñoo ci war a def donc seen propre implication pour que à chaque fois que suñu xalaatee ne programme bi war na continuer programme bi war nañu ko gën gaawal ci nu muy doxee effectivement donc ñu xool nan la ñu koy doxee à partir des finances. ginnaaw yitte budget programme bile jëwrin bi wax na ci ndaje bi lépp lu jëm ci mbiru dépense publique ak lu jëm tamit ci boru Sénégal. endettement day firndeel ni simplement que état bi mun na am ambition pour son développement lu ñu war a ñaawtu kay lu ñu war a dàq mooy ñaawlu plutôt lu ñu war a dàq mooy un état bi nga xam ne kii emprunte
pour mu fay disons son fonctionnement loolu am na fu muy toll effectivement dina si am jafe-jafe te foog naa loolu alhamdulilah rabil alamin weesu nañu foofu parce que simplement aujourd'hui gis ngeen niveau de mobilisation recette bi nga xam ne c'est de exceptionnel maanaam bu ñu nekk gum si wàllum douane si wàllum impôt ak si wàllum trésor loolu il faut ñu poursuivre tendance boobu lu des li à chaque fois suñu amee quand même un projet d'envergure nécessairement il faut ñu dem léegi pour ñu mën ko defar. suñu sukkandikoo ci jëwriñ bile Sénégal wér-gi-yaramam ci lu jëm ci mbirum koom-koom dal na xel loolee waral waa conseil d'administration bu FMI nangul ñu ab accord triennal ci lu jàpp 2020 jëm 2022. ca commune bu Malicounda gox bi ñu dippee Taxum mar daal dina fay jeex ndax dalloo nañ ab forage boo xamante ne ñu ngi ko xayma ci $2 milliards boobu lépp ba forage nag ba ñu koy dalloo jëwriñ ñu nekk wàllum ndox mi ma nga fa woon Alioune Kane. si kàddu Serigne Mbaye Thiam mi nga xamante ne bi daal mooy ministre de l'eau inauguration bile dafa bokk rek ci ñaareelu programme hydraulique rural bi nga xamante ne République de Corée mu ngi koy def ci réewum Sénégal gis na it ne forage bile lu am solo la ci dundindu askan wi. ndaxte forage bii nga xamee ne def nañ ko fi dana may fukki dëkk ak benn yu wër Taxum am ndox. mu bokk tamit ci lu mat juróom-ñaari yu mel nii yoo xam ne def nañ ko ci région de Thiès def nañ ko ci Kaolack mu nekk ay forage yu ñu fa def ay château d'eau yu ñu fa def ay dëkk yoo xam ne yi dañ fa yóbbu ndox lu mat ci 185 kilomètres ba pare def ay borne fontaine ci dëkk yi loo xam ne lii téeméer la juróom-benn fukk ak juróom. ministre bi wax na it ne Corée def na ay jéego yu bare ci wàllu dimbale askanu Sénégal ci wutum ndox mu sell. loolu nag président Macky Sall pour def ko gouvernement Sénégal pour def ko def ci lëkkaloo ak benn xaritu Sénégal muy réewum Corée seen ambassadeur toog fii fekke daloo bi ngeen di daloo seen forage bi kon boog ci turu président Macky Sall seen tur maa ngi koy wax jërëjëf. ci loolu mu lëkkaloo Sénégal ba nga xam ne tey Taxum ngeen am ndox. docteur Maguette Sène moom mooy maire bu Malicounda muy commune bi nga xamante ne foofee le village bi ñu samp forage bi ne muy forage bi nga xamante ne dafa bokk ci benn projet de système d'approvisionnement en eau potable bi ñu évalué ci $2 milliards ci suñuy koppar. ndox dafa bokk ci li nga xam ne nit mënut a dund sans ndox te. population yëpp am ndox mu sell dafa bokk ci li nga xam ne tey jii gouvernement bi da cee xar tànk tubayam monsieur le président de la république jiite liggéey boobu di ci def lu rafet. réewum Corée nag nee na fi mu tegoon tànkam di jàppale réewu Sénégal teggiwu ko benn yoon ci projet yi nga xamante ne dañ koy nas ngir yombalal askan wi lii di ndox mu sell. xibaar yi bi ci réew dañ ci ànd ak Cheikh Hassane Fall. pencum ndaw réew ma bu nekk ca Côte d'Ivoire ñoom yëkkati nañu liiti malaanu kiiraay bi xam ne moo sàngoon kiiti Guillaume Soro ak yeneen juróomi député ñi xam ne ay pro Soro lañu ñoom ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre bi lañ leen arrêté woon bañ doon xaar seen mentor mu ñibbi si levée immunité bu Lukiman Camara Kando Soumaoro Alain Loubognon Mamadou Soro Soumaïla Yawo ak kiiti Guillaume Soro ñoo ngi ko voté ginnaaw ab requête boo xam ne groupe parlementaire bi di RHDP rassemblement des ouféistes pour la démocratie et la paix doon ab coalition boo xam ne moo ngi jàppale kiiti jiitu réew ma maanaam Alassane Ouattara ñoo ko dugal ñu xamal ñu ko ci communiqué bi lee justice ivoirienne fi mu toll nii sax li muy toppee ancien président bu assemblée nationale bi lee mooy dafa doon waajal ab insurrection civile ak militaire ngir mën a jël nguur gi lee Guillaume Soro mi xam ne ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre bi la yëg ne ab mandat d'arrêt moo ngi koy xaar ci dëkkam sax boobee moo ngi nekkoon ci avion ngir ñibbi si foofee ca Côte d'Ivoire ginnaaw juróom benn weer yemu nekkoon ci bitim réew moom sax fa la jaaree def demi tour bañ a yegsi ci réew ba doomu Bouaké bi moom fi mu toll nii li muy jiiñ nguur gi mooy day teg ay manœuvre ngir mën a xool ni mu koy gàllankooree ba présidentielle bi war a am ci octobre ci at bile moom mu mën cee bañ a bokk. ca Tchad nag ab attentat suicide bu fa am tax na ba juróom-ñeenti nit ñàkk seen bakkan loole moo ngi am ca région yu lag ya suñu sukkandikoo ci source sécuritaire yu tchadien yooyee ab kamikaze moo dugg ci localité boobu ti Kayji Kindira taal ndell bu mu takkoon ci ndiggam
benn témoin bu nekkoon foofee sax moom xam la ne moom mii ti kamikaze ba daa dugg ci benn bërëb boo xam ne nit ñu bëri ñoo ngi fa woon jigéen ñi sax ñoo fa ëppoon na région boobee nag fi mu toll nii bëri na ay attaques yoo xam ne moo ngi koy subir te ñoo ci ëpp jóge ci ay groupe armé yoo xam ne ci zone boobee la ñu nekk ci at bi ñu génn ab kamikaze ñëwoon na foofee sax ba explosé ndellam gi mu amoon moom tamit tax ba juróomi civil ñàkkoon ci seen bakkan ak benn militaire ci diggi décembre bi fukki nit ak ñeent ñoom tamit ñàkk nañ seen bakkan ci village pêcheur boo xam ne moo ngi ci zone boobee attaque bu démb bi bokk na ci attaque yu jiitu ci 2020 bi la ci zone boobee te mu ngi am ay fan yu néew laata redéploiement di am ci takk der yu Tchad yi ci lac bu Tchad bi. ca forum économique mondial bu Davos nag moom mi tàmbali tey jii ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier bile président américain Donald Trump ba fa ñëwoon doon def discours d'ouverture bi moom profito na ca ngir dal bu baax ci Greta Thunberg ak tamit ñiiti militant écologiste yi moom li mu gis moo di ñooñee li ñuy gis dara baaxu ci àdduna bile Donald Trump mi xam ne moom moo retiré États-Unis ci accordu climat bi amoon ca 2015 moom xamle na réewam topp na ci waa forumu Davos léegi ngir mën a ji ci àdduna bi lépp 1000 milliards ci ay garab waxtu rek ginnaaw ba président Trump waxee ba pare Greta Thunberg moom jël na kàddu gi tontu président américain bile moom jàpp na ne lépp loo xam ne wax la ak i promesse te amul benn suivi soxlawuñu ko moom sax gis na ne wër ci àdduna bi ti saxali garab nekk na loo xam ne dafa néew ci lu war a xeex lii ti changement climatique bile ci ab salle boo xam ne daa feesoon dell ki nit sax moom Greta wax ne fi mu toll nii li ëpp solo mooy investissement yu njiitu réew yi ti def ñu bàyyi ko ti ko def ci énergie fossile yile Donald Trump mi dellu si waat ci forum bu Davos moom xamle ne fi mu toll nii ci àdduna bi dañoo war a inspiré wu ci accords commerciaux yi xam ne Washington signé na ko ak waa Chine ak ñii ci waa Mexique. tàggat yaram coupe du monde 2022 ñaareelu pàcc qualification 2022 yi nag amal nañ ko tey jile fële ci Égypte ca Caire Sénégal nag bokk ci poule H bokk ko Togo Congo Brazzaville ak Namibie. ñu wax ci leneen ci Sénégal directeur technique national bu yees bi nag moo doon janoo ko taskatu xibaar yi ci noonu nag daal dina jublu ca la ko gën a ñor fexe ba ndaw ñi nga xamante ne ñooy ngatu ci wàllum tàggatu ñu tàggat leen bu baax ndax ndaw ñooñee ñooy yaakaaru ëllëg ñu déglu ko Moustapha Gaye ci micro Sekou Seydi. basketball réseau-technique ñaari ponk la ndax boo ñëwee boo soog a egsi lépp chantier la formation bi fii entraînement wu xale yi fii. équipe nationale yi fii le 3 contre 3 fële mais da ngay am ay priorité ñu nag ñaari at yi dañoo jàpp ne dañu war a xalaat ci développement bi maanaam delloo si suñu sélection de jeunes yi muy xale yi am fukki at ak juróom benn jëm suuf ak ñi am fukki at ak juróom ñett jëm suuf ndax loolu mooy relève ba ñu ko dellu siwul ci at yi di ñëw dinañu sonn donc mooy suñu option prioritaire vraiment les sélections régionales xale yi am fukki at ak ñeent ba juróom-ñett fukki at ak juróom-ñett ci région bu ne dinañ jéem a woo sayteer yi semaines yi di ñëw ñu toog ñu waxtaan ci naka la ñuy installé ay sélections régionales ay entraîneurs di leen tàggat bu ñu ko defee peut-être régulièrement danañu mën a am ci at yi di ñëw peut-être un produit meilleur loolu ci suñu mbëbët la suñu yéene la te ñu ngi ci wax fédération te am nañu yaakaar ne war nañu retour bu favorable daal. ñu ngi mu nekkoon Moustapha Gueye directeur technique national bu yees bu basketball mbokki xibaaru marax yi fii lay daal di am 19h45 seen ngeen di xibaar yi ci kàllaamaay nasaraan 20h30 seen émission Kéenu Askan Wi ngeen andi ceeg Khalifa Diakhaté sant leen gërëm leen bu baax ci teewlu bi jërë ngeen jëf.